Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est la De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix de Youssou N'Dour atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, virez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yeeg xarit ñu seetaan dal leen jàmm ci xibaaru marax la ca gën a fës musnax nekk ca gox bu ñu naan Tassette ci diwaanu Thiès kaay askan wa ñoo xëy amal ab toogaanu ñaxtu bokk na ca ñañu mere conseil municipal ba ak dogal ba mu jël ñetti téeméeri hectares ci seen suuf ñu jox ko ab promoteur loole yëpp daañ ci dégg ci biir xibaar yi askan wa naka noonu itam ñu seq mbile mbir ñeenti at gannaaw lakkuk marché Sandaga ña ca lor woon di toog di xaar ba tey seen plim ci xayma daanaka jege nañu junni amoon ci ay yàqu-yàqu yu bëri rawatina nag lu jëm ci seen wàllum koom fi mu ne nii nee ñu lenn rek la ñu bëgg mooy taax moomee ñu taxawalaat ko ñu duggaat fa daan seen doole ci yooyu jamono kuréel gi lëkkale jàngalekat yi ci bootu ci kuréel gi ñu naan SELS ñoom seen préavis de grève joxe nañu ko bokk na ca la leen metti Souleymane Diallo ak ki ñoñam ne ñu nguur gi li mu ñàkk a sàmmonte ak i diggéem lu ci mën a am taskatu xibaar yi bañ leen woowee Fatou Bintou Konté bu télévision bu Futur Média moo ñu wuju leen lu jëm nag ci autoroute à péage bile mën naa am ñu xoolaat li nga xamante ne si moom mooy payoor gi du suñuy kaddu ki xam ne lu ni mel di Abdoulaye Mbodj bokk na ca lu tax mu wax ko aéroport bi ñuy fas yéene tijji ak itam lu jëm ci terre di train express régional ak la ñu nar a jugal comme ci réewum Sénégal mu nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci affaire de la cité mbokk yi lii mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxilu ñu faram fàcce. yaa ngeen jëf ci seen kóolute ak seen safo ci télévision Futur Média xibaaru marax yi nanu ko junjee la ñu koy doore musnax la ñuy jubale ma nga nekk ca commune bu ñu naan Tassette ca diwaanu Thiès kaay askan wa ñoo xëy amal toogaanu ñaxtu mere conseil municipal ba bokk na ca la tax ñu mer nañ ko waxee lu jëm ci seen suuf ñu ko xayma mi ngi toll ci ñetti téeméer ci ay hectares la ñu jox ab promoteur loolee ñu ne day indi gàllankoor ci wàllum liggéey bi ñamu nar a indi gàllankoor daanaka jege nañu ñaari téeméer duñ ci sox yi dañuy dem foofilee ca dëkk bu ñu naan musnax fekk fa Cheikh Anta Diop mu ànd ak say latiir toogal ñu ca Thiès kaay ak li ko wax. Musnaax nekk ci commune Tassette fii de coowal suuf jip na fu lu toll ci ñetti téeméeri hectares la ñu wax ne waa maire bi ñoo ko nangu ci promoteur bi nga xamante ne moom moo doon bayam dër ci Musnaax loolee ginnaaw bi ko équipe bi fi nekkoon joxoon ñetti téeméeri hectares yooyu maire bu bees bi ne mu di caw ñëw nee na loolee da koy dakkal ndaxte promoteur bi nga xamante ne moom la ñu jox suuf si te la mu digle woon nag askan wi daanaka topp ci dara ay jafe-jafe rek la ci indi loolee tax ñenn nit ci askanu Musnaax doon amal nag toogaayam ñaxtu wax ne kii di promoteur bi la ñuy jàppale. gisuñu benn problème boo xamante ne ci entreprise bi war na tax di nekk ci suñu commune bi di nangu tool bi lu mat ay téeméeri nit dafay liggéey su doxee benn dox day dem ba 300 jëm ci kaasa ëpp na ko kon yéen a ko waxal seen bopp yéen ñi fiy liggéey nee nañ ëpp na téeméeri nit ñi fiy liggéey ñu gis ci suñu bopp
ku ñu ko nar a xañ aussi monsieur le président waxuñu sous-préfet mais monsieur le président xoolaat leen loolu. conseil yi nga xamante ni ñoo voté woon délibération bi gis ne lépp luñ ci wax de waroon na ndaxte ñoom am nañu dëgg gu wér péng ne promoteur bi jaarul ci yoon. déjà moom jox nañ ko suuf boo xamante ni délibération la ci kaw délibération jël na suuf boobu daf ko ci mbay moo taxoon ñu jox ko bayu ko mu jël ak yeneen société di ko loué di encaisser xaalis bi amul benn contrat bu ko loué ak mairie bi. ñun dañ ne maanaam la taxoon ñu jox ko mooy liggéey ñun ñoo ko joxoon bi mu liggéeyul nag lañ ko nangu duñ nangu nag ku jël suufu commune bi yëpp accaparé ko li mënoo koo liggéey nga koy loué. jamono yi nag sous préfet bu Noto période na waa maire bi ak ki nga xamante ne moom mooy promoteur bi ngir ñu mën a toog waxtaan ndax ñu mën a gindiku indi saafara ci mbir mi. Anta Diop Ndiaw di des si xambin ci coow loolee dox diggante ab promoteur ca diwaanu Mousnakh askan wa ak itam conseil municipal ba askan wa niñ ko waxee maire conseil municipal ba ci dogal bi mu jël mu aju ci liggéey boobile gannaaw mbiru Mousnakh ñu wax ci beneen xew-xew bu leen fàttalikoo ñeenti at te gannaaw marché Sandaga amoon na lakk-lakk yu metti yu fa amoon ba indi fay yàqu-yàqu ña ca loru ba nu ko xayma daanaka jege nañu junni ñeenti at ginnaaw xew-xew bale ñu yëkkatiwaat seen kàddu fëgg seen gémmiñ di yuuxu dañuy sàkku ne ñu dañoo war a tabaxawalaat li nga xam ne mooy tax ma ñu duggaat ca daan seen doole noonu rek la mën a am jàmm am Fatou Bintou Konté lañ ci àndal. ñeenti at a ngi nii bâtiment bi nga xam ne moom moo nekk ci digg marché Sandaga lakkoon lakk gu metti boobu ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo di sinistré yi ña ngay daw ci seen i ndàmpaay. amul coppite bâtiment baa ngi ne amul coppite mais dama yaakaar ne peut-être que dañ ko boolewul woon ci seen budget yi je pense que cette année xëy na comme ñeenti at a ngi nii ñu si nekk di wax budget ren bi je pense que ne war nañ ko si boole ñu defaraatal ñu suñu marché bi. moom incendie boobu sax taxoon na ñenn ci ñoom ñu yóbbu leen fee nga xam ne moom moo di champ des courses ci benn marché bu ñuy wax marché ndëgëndiku wante commerçant yi dañ cee gisul seen bopp bëgguñu ko sax faf. suñu mbokk yi ñu jël yóbbu leen fee ñëpp xam ne foofu du marché dafa enclavé wu ña fa demoon ñëpp ñu si bëri ñoo nga toog seen kër parce que dematul xëy di paas di ñëw doo yóbbu dara. li ñuy ñaan moo di bâtiment bi ñu defaraat ko delloowaat leen fa ngir ñu mun a yeggali li nga xam ne moom moo di seen i liggéey. li ñu bëgg mooy ñu defaraatal leen seen bâtiment bi ñu ñëw fekk si ñu continuer di liggéey comme niñ fi meloon. waaw bâtiment bi dañu ko def parce que bâtiment bi defaraat rek la laaj bâtiment bi ak palais building administratif benn la. bu nu fàttaliku 25 octobre 2013 la bâtiment boobu nekk ci digg marché Sandaga lakkoon lakk gu metti bile bâtiment nag boobu ba léegi ñu ngi ko tëj te autorité yi moo ne dañoo waxoon ni 6 mois rek la ñu mayoon ña fa nekkoon ngir ñu defaraat bile bâtiment ñu delluwaat fa. Fatou Bintou Konté ñu lay sant di la gërëm ñu wax ci jàng ak jàngale bu nu moytuwulee dina am sooxe fan yi nu dëg ma lan moo tax ñu wax ko benn ci kuréelu jàngalekat yi di SELS ña ca bootu yëkkati seen kàddu ne bu nu moytuwulee daañu bank seeni yoxo dàq ñu ko benn yoon bokk na ca la leen metti ne ñu ni nguur gi ñàkk a sàmmonte ak i diggéem ñu yëkkati kàddu yooyee dénk ko taskatu xibaar yi ñu teewlu ki nga xamante ne si moom mooy Souleymane Diallo kàddu yooyee Fatou Bintou Konté moo ko taataan ànd ci ak Thierno Laurent Mendy. ñoo jël décision pour déposer préavis de grève pour exiger ci gouvernement bi d'abord accords yi nga xam ne dañ ko signé woon ak moom mu fexe daal mu respecté ko accords yi bëri na dëgg la am na yu mu appliqué mais li des bëri na du ma si dellu benn poñ bi tamit mooy wàllu conclusion assises de l'éducation et de la formation yoo xam ne aussi tënk nañ ko mat ni ñaari at mais ba léegi amagul application te gouvernement Sénégal dafa war a xam ne pour njàng mi ak njàngale mi mën a am qualité il faut que conclusion yooyu ñu appliquer ko fexe également li ñuy wax affaire préscolaire dañoo seetlu ne foofu am na mooy sous-secteur bi nga xam ne am na direction bu koy gérer ministère de l'éducation nationale ak benn case ak benn agence boo xam ne mooy gérer la case des tout petits ñu ne loolu tamit vraiment xel nangu ko te du joxe qualité te day indi discrimination moo tax ñu ne benn direction kese moo war a gérer petite enfance mooy direction bi nga xam ne moo nekk au niveau du ministère de l'éducation nationale. et askan wi sonn nañu parents d'élèves yi sonn nañu lool si donc si njàng bi njàngum xale yi ndaxte ñëpp xam nañ ne tey ñu bëri seen loxo jotul donc seen ginnaaw bu ministère de l'éducation nationale xëyee yokk frais yooyu. loolu daf leen di gën a sonnal moo tax ñun ànduñu si moo tax ñoo ngi dénoncer mesure bi di wax ministre de l'éducation nationale mesure boobu nag ko fi jëlee
te gouvernement bi war a am ay wut ay financement boo xam ne lépp loo xam ne examen ak concours du Sénégal nañ ko mën a organiser ci ay conditions yu jaar yoon. moom Serigne Mbaye Thiam ma ñuy tudd sax yëkkati na ay kaddu ya mu yëkki nag mu jëmale ko ci Yaw Selim ak coow la mu xamle mooy nguurug Sénégal du dara ci boobile coow kaddu yi mu ngi ko yëkkati ci diwaanu Thiès foofu ca Thiès lu ëpp ñaari téeméer ci way juru ndongo di sàkku ñu delloo leen seen xaalis bi nu dugaloon ci seen inscription yi doom Serigne Mbaye Thiam la ñuy teewlu ak Cheikh Anta Diop ak Sey Latir. école Yaw Selim yi nga xam ne kuréel gu ñuy wax Bechkent Egetim moom moo leen yore woon du mën a continuer di fonctionner. waaye ci biir at mi mënuñu woon a wax xale yi ñu arrêté seen jàng ñu bàyyi leen at mi pare. balaa école di tijji ñëpp dégg nañ ma Sénégal ma ne école yi ci administration Yaw Selim du mën a continuer di fonctionner kon boog boobu waajur yi mënoon nañoo jël seen i matukaay ñi nga xam ne ñoo yore école bi tamit waroon nañoo bañ a jël ay frais d'inscription. bi nga xam ne loolu am na gouvernement bi pour que jàngalekat yi fay nekk mën a continuer di jàngale di am seen solde xale yi mën a continuer gouvernement bi proposé na pour ñu def administration provisoire mu tekki woon ay proviseurs ñu nommé ko ci école yooyu ay directeurs ñu nommé ko ci école yooyu ba nga xam ne ñoom danañu mën a continuer école yi di fonctionner. waaye loolu ji nga xam ne ñoom moomoon école yi bëgguñu ko su boobaa école yi tëju ñooñu nga xam ne ay liggéeykat lañu ki ñu amaloon contrat de travail mooy Yaw Selim. contrat privé la seen différent dañ koy régler donc ci privé boobu liñ ko bëggee woon a préserver mooy li ñu waxoon jël école yi def ko administration provisoire continuer xale yi di jàng ñoom ñi fay liggéey ñu toog di liggéey. bi ma leen dajee ak ñoom parce que liggéeykat yi daje naa ak ñoom ma ne leen ñun xëj na benn directeur rek lañ fay indi yéen ñi fa nekkoon ñëpp da ngeen di toog waaye ñoom am na ci ñoo xam ne ñi dañoo àndoon ak administration Yaw Selim ci li ñu doon def ak ay parents d'élèves su boobaa dañoo nekk ci relation privée su fekkee ne dañoo am loo xam ne lii dañ koy kaas wala dañ koy laajte wala parents yi am ay frais d'inscription dañuy dem adressé wu ci ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon xaalis bi muy relation privée jàngalekat yooyu bi ñuy dem di signer contrat ak Yaw Selim ñun ministère bi sax yëguñu ko woon. Serigne Mbaye Thiam kaddu yi mi ngi ko yëkkati ca école Iba Katiba ca diwaanu Thiès foofee itam mu fa doon teewe ndaje mu soxal jàng ak jàngale ak itam naka la ñu fas yéenee jàppale daara yi ni bootu ci département bu Thiès moo xam ci wàllum téere wala beneen jumtukaay bu nu soxla. ñu wéyal xibaaru ngoon gi mbokk yi wax ci leneen mu jëm itam ba tey ci njàng ak jàngale waaye bii yoon rapport la boo xamante ne si dañu koo xaatim mu aju ci njàng ak njàngale atum 2017 jàppul 2018 la mu firndeel moom bi le rapport jukki ko mooy fii ci réewum Sénégal tout tànk yi nekk ci loolee ñu naan préscolaire ne ñu téeméer boo jël juróom benn fukk ci gone yooyee ci privé bi la ñu nekk duñ ci sori dañuy teewlu Nicole Bella statisticienne la ci UNESCO ay kàddoom ki nu ko firil ci wolof di Aminata Mari Sow. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des filles qui se posent. ci rapport 2017-2018 yi jëm ci tolluwaay njàngale mi ci àddina gi fii ci Sénégal gis nañ ne taxawaay bi nguur gi war a taxaw ngir xale yëpp mën a dugg école daanaka des na. ndaxte boo xoolee ci wàllu préscolaire bi daanaka école privée yi ñoo ci gën a taxaw te ku ne école privée wax ne danga war a fay ngir nga mën a dugal sa doom école mu jàng te jàpp nañ ne xale yi ñi ci gën a bëri seen i wayjur seen loxo du jot seen ginnaaw ba ñu mën leen inscrire ci ay école privée ñu mën a tàmbali seen jàng donc ci fànn woowee gouvernement bi war na ci gën a taxawaat ndaxte dañu ne équité maanaam xale yëpp am droit dugg école waaye nag su dee ay école privée ñoo gën a bëri ci wàllu préscolaire loolu day wane ni rek ne am na xale yoo xam ni ndaxte wàllu njàngale moom bu ñuy njëkk lim ku ci gën a nekk responsable maanaam nguur gi la donc war na xoolaat ci yan anam nay dugale xaalis ci wàllu njàngale mi ak tamit xaalis boobee muy dugal ci ban fànn lañ ko utiliser. À l'éducation et pour s'assurer que tout le monde a droit à l'éducation. aywa fédération nationale bi lëkkale ndaw yi jëngatu itam ci njàngaleem arab mi dañoo fas yéene taxawal programme bu bees jëmale ko ci tarim alxuraan fas yéene ko dajale tasaare ko ci Sénégal ak fukki région ak ñeent la ñu bëgg rek dañ koy ànd ak ki nga xam ne mooy Boubacar Sow mu jiite boobile kuréel ay kàddoom ay Satou Paye ak Mar Dieng ñoo ko taataat ngir yéen. mu mel ni élément bi jàppandiwul. concours récital du Coran ñuy dem ci 14 régions yëpp objectif bi mooy dem déglu sëriñ daara yi
mooy waxtaan ak ñoom identifier seeni problème jéem cee wut saafara incha allah le 4 la ñuy démarrer jeexal le 20 décembre président incha allah moom lañ bëgg mu présider final bi mais objectif général bi mooy ñun dañ gis ne projet de loi modernisation daara yi pour que daara man cee bénéficier wu ci 10 milliards yi banque islamique de développement génne foog ñu wote projet de loi bi ñu gis ne nag priorité député yi ci 13e législative bii mooy que ñu fexe nu ñu voté projet de loi bi kon ñu ngi ñaan ministre bi nga xam ne moom la affaire yi concerné projet de loi bi na ko yóbbu assemblée ñaareel bi ñun dañu bëgg ne di ñaan ministre bi na jiital dialogue au lieu que administration coloniale mais administration de dialogue parce que ci waxtaan ci la lépp mën a sottee. ginnaaw jàng ak njàngale ñu wax ci leneen secrétaire général bu CNTS Mody Guiro moom nag wax na lu jëm ci payooru yenn ci ay liggéeykat yu CSS di compagnie sucrière Sénégal ñoom nag seenu lim mi ngi toll daanaka ci ñetti ci ay junni liggéeykat mu ne bu nu xoolee yooyu liggéeykat téeméer boo jël lu jege juróom-ñeent fukk ya daanaka la ñuy liggéey mënuñ caa fay seeni soxla mu ne sax daañu taxawal ab campagne boo xam ne dinañu fexe ba xool naka la ñuy def ba ñu xoolaat seeni payoor Mody Guiro kaddu yi ma ngi ko yëkkatee ci dëkk bu ñu naan Richard Toll ci teewaayu ka ñu toogal ca Ndar ak li ko wax turam di Ousseynou Diop. ay saisonniers yoo xam ne gis nañ ni ci at mi juróom-benn weer la ñu liggéey seen juróom-benn weer yooyu bañ ko waxee maxar yi wax ko nan lañu def pour jàppale leen pour que ñu am yeneen juróom-benn weer yoo xam mën nañ ci yëngu di am lu ñu yóbbu seen kër te mot nañu ñetti junni liggéeykat ci des. mooy la nga xam ne ñun ni nee nañu solde yi muy fii muy feneen di Sénégal ci monde bi 84% ci liggéeykat ci àddina bi la ñu am doyatu leen ndax li salaire la ngay fay ko dafa la war a permettre nga mën a fay sa kër am foo dëkk mën a faju yàgg sa njaboot mën a yóbbu say xale ñu dem jàngi mën am loo lekk ak loo denc tuuti waaye tey kuy waxal yàlla xam ma ni loolu biir Sénégal ak ci monde boo koy xayma ak suut la. donc moo tax ñun dañ def benn campagne boo xam ne bi lancé naa ko 7 octobre mais dañ koy defaat day soj pour que ñu xam ni tey war nañu yokk solde yi njëg salaire yi ci biir àddina bi ak ci biir Sénégal waaye aussi campagne boobu day permettre aussi ñu ne fépp fu inégalité nekk war nañ ko wàññi. gannaaw Ndar ñu doxantu ca Ndoukoumane wax ci lu jëm ci njaayum gerte gi ak gis-gisu député bi di Amy Ndiaye moom la muy sàkku rek mooy nguur gi dafa war a gën a dooleel opérateurs yi ndax ci noonee la ñu mën a jàppalee baykat yi ñoom opérateurs yi bu fekkee ni waxtu wi ñu koy jaay jot na bu koppar yi taxawee amaana benn baykat du wanteer gerteem waaye bu fekkee ne opérateurs yi yoruñu xaalis nu ñu mën a def ñoom baykat yi wanteer loolee la bëgg nguur gi taxaw ci tem jàppale opérateurs yi ñu dem ca Ndoukoumane fekk ñu fa toogal mi Ibrahima Diame mu ànd ak Oumar Ndiaye ci caméra bi. mooy doon nag njëgu kilo gerte ren jile ba tey laaj boobule béykat yi ñoo ngi koy laaj ndax nag ñeent fukk ak ñaar yi nga xam ne moom la waa Sénat proposé fala ko nguur gi di yemale wala da koy yokk en tout cas béykat yu bëri ñu ngi sentu ñu yokkaat ko ci loolu nag la député bi la soqee ko Kaffrine wuyoo ci turu Amy Ndiaye di plaider kon pour ñi nga xam ne ñoom ñooy opérateurs yi ñu teel leen a financé gaaw bala mbapat bi di bëri. pour ñu éviter mbapat mi bu fekkee ne dañuy financé opérateurs yi ñu teel leen a financé parce que boo naan nit nag bu mu jënd prix bi day fekk nga am loo xam ne da nga ko jëndee ba nga xam ne loolu nga koy tere du mën a nekk il faut ñu jàppale banques yi jàppale opérateur économique yi ba nga xam ne mbapat du am. ci loolu nag soxna si de di interpeller jawriñ ji nga xam ne moom la ñu denk wàllu mbéy mi. waa li may ñaax ministère de tutelle bi nga xam ne moom la ñu denk wàllu mbéy muy ministre de l' agriculture mooy na fexe ba rataxal diggante opérateur économique yi ak banques yi ñu teel leen a financé à temps ba nga xam ne dinañ mën a ñëw ci point yi taxawal prix ba pare yëkkati financement teg nga xam ne ku ñëw jaay ñu fay la saxaar. production ren ci nag ñu bëri jàpp ne dina baax lool ci gox-goxaan yu bëri waaye soxna si lay gis ne am na ay gox yu nga xam ne ci diwaanu Kaffrine mën na ñàkk demee noonu. parce que nag wax dëgg yàlla yaakaar ji it du côté yëpp ndax bu fii baaxee it am na fu am yàqu-yàqu ndax côté Missirah ba jëm ci kaw ci département Kaffrine am na fi dëkk yu bari yoo xam ne seen nawet dafa échec parce que dañoo amoon pause pluviométrique bu xaw a yàgg ceeb bi bëri na lu yàqu côté Sagna jëm ci kaw amoon nañ ay soccet vraiment DPV sax def na ci liggéey bu am solo parce que ñëw nañ liggéey bu gaaw sax taxawu ci bu baax DPV ñu ngi leen di sant di leen gërëm. honorable député nag yemul rek ci lu doxal mbéy mi kanam dugal na loxoom itam ci wàllu njàng mi ndax case des tout petits yu nekk ci gox bi andil na leen fourniture scolaire équipé leen itam ci wàllu table banc.
mu ngoog gannaaw ndukkumaan ñu dellu Ceeskaay wax ci leneen moo xam nag mu aju ci dawalkat yi ak jafe-jafe yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci tali bi bu weesoo ñàkk permis gi itam léeg-léeg woto bi visite technique ba mu laaj dawalkat bi du ko joxe loolee nag jëwriñ bi ñu denk lu jëm ci dem beeg dikk bi taxaw ci temm ñu ci liggéey foofee ci diwaanu Cees nag liggéey ba tax na ba la toll ci juróom fukk ci ay woto taxawal nañ leen yóbbu leen fourrière ndax danoo amut ay këyit wala ñu ami jafe-jafe ñu dem itam ca bërëb ba fekki fa Cheikh Anta Diop ak Seylatir ñu indil ñu ci ay leeral. Thiès lu ñu tànn ñii di ay kilifa jóge ci ministère bi nga xam ne moom moo yor wàllu transport lu jëm ci wàllu tali bi àndoon nag gouverneur bu Thiès doon amal nag ay contrôle jëmale ko ci oto yi àndoon ak ay takk der ak ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci ay oto gouverneur bu Thiès rafetlu ko lool. saa bu accident amee nga romb ko sa xol jeex nga gis ay néew ay cadavre yu tëdd nga gis ay nit yu blessé si hôpital yi loolu bu boobaa di nga xam ne mesures yi ñuy wax du pour sonal kenn mais pour aar nit ñi la te loolu nag mission président de la République la mission premier ministre la mission ministre des infrastructures la ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale mais mission sénégalais bu ne la. ñu ngi insister nit ñi ñu respecter réglementation bi parce que nga ñëw dugg benn Jakarta mu yóbbu la ba fële si sortie Thiès bi si àllu Kaañ nga taxaw foofu dinaa da ngay aussi auto stop bu la yóbbaale muy wala maraudage mais yow même tu te mets dans l'illégalité et dans l'illégalité loolu sa fekk nga góob ko gar ko. oto yu bëri nag teg lañ leen loxo gis ne ñu ci bëri amuñu woon ay kayit wala sax ñi nga xamante ñoom ñoo ko doon dawal amuñu benn permis. ñii di dawal oto yi ñenn ñi amuñu permis ñenn ñi amuñu assurance ñenn ñi takkuñu seen casque ñii yore volant di téléphoné te loolu vraiment loolu mooy andi accident de la route yi. visite technique bi aussi loolu mooy ci wàllum oto bi ci boppam visite technique mooy oto bi jagul. ñu def juróomi point de contrôle benn point bi ñu def ko. ñaari point gendarmerie booy dugg ci Thiès jógee Dakar ak benn booy génn Thiès di jëm Tivaouane def nañ fa ñaari point gendarmerie ci biir dëkk bi nag def nañu point fii ci mairie de ville bu Thiès. ñu gis nag bilan bi lu toll ci juróom fukki oto de teg nañu leen loxo ba jamono yi ñu ngi ci buntu commissariat central bu Thiès parking bi fees dell gouverneur na lii duñu ko dakkal daañu wëyal di ko amal fii ci diwaanu Thiès. Cheikh Anta Diop Jules Aubin Sagna moom nekk ca ministère bi ñu denk lu jëm itam ci wàllum infrastructure yi itam ba ñu jugee ca Thiès kaay doxantu nañu ba diwaanu Njàmbur foofee itam liggéey ba dañu ko fa amal lu jëm ci wàllum ñàkkum këyit ak lu ni mel foofu sax ci Njàmbur nee ñu ba nu àndee ak police di liggéey lu jege ñeenti téeméer ci ay daamar téye nañ ko ndax yi jafe-jafe Thierno Fall moo ñu baax bile xibaar ñu dem ca bët Saalumu réew mi wax ci lu jëm ci bërëbu fajukaay ba ñeent fukki at ak juróom-ñaar gannaaw ba nu ko tabaxee moom hôpital régional bu Ziguinchor nag am na château d'eau bu njëkk château d'eau boobu bu nu sukkandikoo ci kilifa gënu dénk bërëb ba dina tax liggéey ba mu gën a ñoŋ ci noonu dañuy teewlu Martial Colibop ay kàddoom ka ñu teewal ca diwaan ba moo ko taataan muy Boubacar Diassi mu ànd ak Lamine Mandian. dinañu permettre xam ngeen njëriñu ndox am na solo ci faj dinañu permettre nit ñi ñu mën leen faj ci anam yu sel mais itam moytu li nga xam ne nit ñi balaa ñuy génn ñu ñàkk a génn ak feebar te loolu am na solo ci li nga xam ne moom la ñu teg fii mooy forage hôpital régional de Ziguinchor dëgg-dëgg li ñu wax ay jafe-jafe la woon ñoo xam ne infrastructure yi taxul mu demee noonu personnel bi taxul aussi mu bari te loolu yëpp dañ ko defar de telle sorte que li nga xam loo xam ne dañ ko manqué ci insuffisance en personnel mais également ci état bâtiment yi ñu mën leen améliorer mën naa wax sax ne ci atu ren bi xam nga am na ay personnel ñoo xam ne def nañ fi fukki at te amuñu contrat bu jaar yoon ñu ne ñooñu dañ leen régulariser pour ñoom ñu mën a bu ñu demee ëllëg si biir ci retraite ñu mën a am retraite bu jaar yoon. ñu wax ci xew-xew diine bi nu dëgmal muy màggaluk Touba Mbacke ñu jàpp ko juróom-ñetti fan ci weer wi nu dëgmal foofee itam ci diwaanu Fuladu ña nga ca waajtaay murit ya fay yeewoo li ko dalee Kolda jàpp Kabendo jaar Diaobé ña ngi fay amal ay xew-xew yu am solo di ñaanal xalif général des mourides waaye itam di ñaanal jullit yi Sénégal yëpp màggalum jàmm ñu dem ca Fuladu fekki fa Abdoulaye Diallo.
comme ni mu xewee ci yeneen gox yi ci biir réew mi waajtaay màggal gu ren jàngi xumba ci bët saalum réew mi màggalu ren ñu ngi ko fas yéene amal le 8 novembre bi ñu dëgmal ay murid yu Kolda ñoo daldi amal ab caravane ngir dem jébbal seeni addiya ci loxo yi Serigne Mouhamadou Mahmoud Mbacké di ab sëtu Serigne Touba te nekk fii ci Kolda mu doon it ab xew-xew fi ñu doon ñaax taalibe yi ci wàllu jàmm. niki diine l'islam ni ko sëñ Touba bëggee diine jàmm la ndaxte kenn ku nekk xamoon na niki bi tubaab bi commencé du koy indi ay fitna jëlul benn gànnaay ngir jaamaaloo ak ñoom ndaxte xelam ak xam-xamam ak jàppale bi nga xamante yàlla suñu moo jàppale na ko ak wasilam bi nga xamante ne moom mooy yónni sallallahu alayhi wa sallam loolu la jël rek mu doon li nga xamante ne tey loolu lu waroon a jël li nga xamante ne moom la ñu war a xeexee ak ci diine l'islam waaye di jël ay gànnaay comme ñeneen ñi ñu ngi koy defee di fekk sa mbokk jullit di jullit xakkan nga koy sànni ay bomb nga mel ni yow jullit nga loolu moom du yoon bi nga xamante ne Serigne Touba moom la digal. naka noonu it ci taalibe murid yu Diawbe Kabendou. donc tey jii nag fii waa Touba Diawbe ñoo ànd ak waa Kabendou waa Anambe ak mboolem taalibe yi nekk si gox bi di ko màggal at mu jot nag dañ koy def dañ si jàpp luñ si jublu nag mooy màggal Serigne Touba xamal àdduna bépp ni. di safar moom la ñëpp di waajal moom la ñu dëgmal mooy li nga xamante ni si mooy yitey jullit yi di tey murid yi fii nag mooy kër sëñ Touba gu mag gi fi la ñuy defee màggal gi sëñ Touba est le serviteur de l'humanité il a aidé l'humanité il a aidé tout le monde donc c'est normal. 18 safar yàlla nañ ca àgg ak jàmm te kenn bañ a manqué li ñu leen ko waxee woon ci bopp xabaar yi lu jëm itam ci autoroute bi nga xam ne mooy autoroute à péage ak payor ga dàq ñu benn yoon xoolaat payor gi du samay kàddu ki ko xamle di Abdoulaye Mbodj ne aéroport bu bees bi bu nu ko tijjee itam ak wax na itam ci boobee aéroport ak koppar yi ca tukkee yañ ca def ñu ngi ko xayma ci lu ëpp ci 4 téeméer ci milliards ci sunuy koppar wax na itam lu jëm ci train express régional ba koppar ya mun a jural réew mi ñu teewlu ko. Cet aéroport quand même va apporter énormément de trafic au niveau. aéroport AIBD bi nag dina tax ba circulation bi maanaam oto yi nar a jël péage bi dinañu gën a sakkan lool te loolee nag xaalis la. ku wax péage bi xam ne concession la dañuy fay remboursement niñ ko duppee wante nag ak oto yu bëri yi ci nar a jaar kon yaakaar naa ne nag war nañu mën a négocier waat ci lu jëm ci li ñuy fay ci péage bi ak waa Sénac loolee nag dinañ ko defa gum xaaraale nag li nga xam ne moom mooy TER bi te TER bi ku ne xam ne dafa am solo. En attendant que le TER, vous n'êtes pas contre le TER aussi est indispensable en attendant que le TER arrive. Abdoulaye Mbodj ganuk Mamour Ibra Kane ci affaire de la cité ngeen mën ko am dibeer ji nu dëgmal bu ñeenti waxtu toftalee fanweeri simili ci télévision Futur Média mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru ngoon ki ngeen baal ma Cheikh Tidiane Diawo noppi na ci xibaar yi ci français desandi leen ak sunuy programme ñu fanaan jàmm.